la préserver les emplois également beneen la malheureusement wax nga ko lu toll ci ñaari téeméer ak lu topp ci ay liggéey yoo xamante ne dañu waroon am yeneen liggéey yu ci dolliku comme ni ko ANSD génnee mais duñu ko ñàkk et loolu la ñu ñàkk tey Sénégal maanaam bu ñu dee bàkkoo financement di bàkkoo koppar goo xam ne dañu ko génnee jagleel ko ndaw gi jamono jooju la ñu ñàkkee ay secteurs yu bari yoo xamante ne da ngay dem fekk ñu tëj da ngay dem fi nga xamante ne rek moom mooy ci wàllug police de proximité gis ñoo xamante ne dañu leen a dàq parce que dañu doon manifester wala dañu ak li ci laxasu yëpp nga dem ci beneen secteur boo xamante ne tey ñu ngi ko doon wax ci ay jamono ci hôtel yi nga xam ne ñoo nekk tey ci Ndakaaru jamonoy mbas mi nga gis ne am na ci ñoo xam ne dañu leen a dàq tout simplement parce que jàmbat nañu wala wax nañu wala anam nga kër ga di doxee neexu leen nga gis également que ne fi ñuy waxee di bàkkoo ne am nañu ay xëy jamono jooju ngay gis ne Sénégal tey am na ci ñu bari ñoo xamante ne xëyuñu secteur privé également kenn dooleelu ko raison bi nga xam ne moom mooy indi tey ñu bari di ñàkk seen xëy tey je pense que li ñu war a def moom mooy diagnostiquer cette question parce que xëy bi ñàkk xëy bi li mu indi moo bari émigration clandestine bi ñàkk xëy moom moo ko indi parce que ndaw yu bari yi dem di màngaan dem bi ci réew amatuñu sport ñàkk sport boobu moom moo tax ñuy dem bay dugg ci loo xamante ne war dugguñu ci te nag dañu koy wax tout le temps di jël prétexte ne crise bi Ukraine Russie moom moo tax jafe-jafe yi ci wàllu koom am ñu bari di ñàkk seen liggéey mais je pense que situation bi Sénégalais di dund am na bien avant que ñuy dugg ci guerre Ukraine kër gu nekk Mouhamed mën nga def sa sondage bopp maanaam boo duggee ci kër da nga fa fekk rak wala jarbaat wala mag moo xam ne jàng na ba ami diplôme am amul sax fu mu ami stage waxuma laak nag di am xëy bay am prestation de service bay ñu koy def bay am prestation plutôt bay am CDD bay am CDI muy ñàkk xëy boo xamante ne da gis xale yi dañuy jàng ba son du ñu am fu ñu amee xëy gis ko am métier du am fu mu amee xëy loolu nag neewuñu état mu mooy wut mais état dafay garantir les conditions pour trouver un emploi et malheureusement fii naam mënuñu wax ne lépp dara baaxul l'état peut-être fait des efforts mais quand même il reste beaucoup à faire par rapport à cette question de l'emploi bi nga xam ne war nañ ci indi ay pexe ci nu mu gën a gaawee Léopold li tënk lépp mooy naam bu ñu créer ay emploi ci wet gi bu ñu fàtte ne ay emploi it ñu ngi koy ñàkk loolu am na parce que la plupart du temps loo ci gis rek ñu ngi wax 8211 emplois la ñu créé boobu ak léegi ci diggante Dakar Thiès ak Diourbel waaye problème bi mooy lan créer des emplois c'en est une mais aussi créer des emplois yoo xam ne qui sont pérennes et durables mun na bañ a pérenne mais des emplois durables parce que dafa am ay emplois yoo xam ne dañ ciy jël ay nit dugal leen ci mais dafay am benn durée de vie boobu nag mooy indi léeg-léeg nga dégg ñu naan le 216 établissement ñu tëj mais parce que emploi boobu ñu créé xam nañ ne que dafa am durée de vie donc durée de vie boobu moom mooy tax li ñu ci bëri ils vont se retrouver au chômage ñi nga xam ne nag nee nañu am nañu 8211 emplois yoo xam ne ba léegi ñu ngi koy préserver ça veut dire que l'État a fait des efforts c'est vrai mais en réalité également État mënul jox la plupart de toute la population ay xëy lu mu ci mën mooy maanaam fexe ba ñenn ñi ñu am li nga xam ne may xam-xam màcc ci yenn liggéeykaay yi xam-xam màcc ci yenn mbir yi comme ça ñu mun leen placer un peu partout loolu day doon ay emploi mais emploi pérenne en réalité 8211 mais su ñu ne 216 ça veut dire ne que tout simplement c'est des emplois yoo xam ne ni à titre précaire dañuy dem ba benn moment dootuñu mën a dem dañuy tëj finalement ña fa doon liggéey yëpp dañuy delluwaat ci chômage bi. Très bien Léopold ñu wax ci leneen nag soxal xibaar yi bi la yoon ci wàllu politique li ci gën a fës bokk na ci élection législative yi ñu jëm ci fanweeri fan ak benn ci weeru ko janvier atum 2019 campagne électorale bi door na loolu xam nañu ko waaye li ñu ci seetlu mooy violence yu bari ñu ci nemmeeku ay affrontement waaye lu ci ëpp nag ñaari coalition képp lay soxal bokk ci Yewwi Askan Wi ak Benno Bokk Yaakaar Guédiawaye la dooree tabbi Thiès niki tey ci altine gi ñu ngi wax Kaolack Ndangaan association des imams ak ulama wu Sénégal ñaawlu nanu bu baax a baax xeetu violence yu ni mel ñu nemmeeku d'ailleurs ci campagne électorale bi imam Mokhtar Ndiaye porte parole ba itam ñaawlu na naqaloon na itam bu baax a baax génnuk imam yi ci tabaski bi ne jëriñul dara dafa mel ni ñi nga xam ne ñoo di acteurs politiques yi mbir mi dafa jaar rek ci genn nopp génnee ca ga ca des imam Mokhtar Ndiaye ñu teelu ko ci leeral xam ne imaam yi def nañ ko ci tabaski bi ci woo acteur politique ci jàmmoo ak salaam rawat na ci biir campagne électorale bi gis nañu tey wax dëgg yàlla violence bi mi ngi dellu si waat ci biir campagne bi muy loo xam ne ñoo ngi koy naqarlu bu baax a baax en tant que religieux ndax dafa mel na sunu message bi nga xam ne lancé woon nañ ko ci sunu xutba tabaski yi dafa mel na message boobu daanaka déggunu ko delluwaat di leen ñaaxaat ñoom acteur politique yëpp préserver li nga xam ne mooy jàmm réew mi stabilité réew mi ndax loolu rek tey moonu mën yóbbu ci ay élections yoo xam ne du am benn violence du am benn contestation ñun imaam yi ñun ulama yi ak ñi nga xam ne tam nooy nitu église yi ay régulateur lañu médiateur lañu kenn gënuñu yey ci taxaw wax ñëpp dox jàmm wax jàmmoo ci seeni discours
ñeneen ñu ci àddu moo di waa di GRADEC groupe de recherche d'appui à la démocratie participative ak bonne gouvernance ñoom itam ñaawlu nañu bu baax a baax violence ñu nemmeeku ci campagne électorale yi lee soxal législative yi secrétaire général bi nu jokkool moom Babacar Fall wax na ne ñenn nit ci ay bonne volonté ak i moniteurs yi ñu tàggat ci lu jëm ci wàllu ko violence bi nga xam ne mooy am ci campagne bi ñoom ñu ngi ci terrain bi déjà te daañu def ab rapport xayma ana yan situation la ñu nemmeeku ci violence yooyu ak fan lay jóge ak ñan ñoo koy def Babacar Fall GRADEC ñu teewlu ko ci leeral. ñoom lii seen liggéey tey lañ koy tàmbali dañ leen jox li ñuy wax ay fiche incident fépp foo xam ne en tout cas gis nañ ne par exemple am na fa ay jàppante yoo xam ne ñoom dañ ko fekke wala yoo xam ne dafa am fekke wu ñu waaye wax nañ leen ko ñoom war nañu dem saytu ba xam loolu nu mu demee ñu daal di dajale élément yooyu yëpp am na benn fiche d'incident bu ñu leen jox ci lañ koy jël daal di ko ci bind dañu am benn plateforme boo xam ne ci la ñuy partager maanaam données yooyu yëpp am na ay collecteurs yoo xam ne ñoom ñoo leen di woo bu ko defee ñu leen di jox information yi kooku mooy analyser données yooyu bu ko defee chaque semaine dinañu génne donc rapport boo xam ne dinañ ko partagé ak public bi mais surtout dinañ ko jëbal autorités yi et ça ñu xool li nga xam ne donc am na naka la ñuy def ba indi ci ay saafara. xeetu violence googee ñuy nemmeeku ci campagne électorale bi askan wi ñoom itam am nañ ci seen i gis-gis déjà dañ ko naqarlu ñaawlu ko bu baax a baax tey woo ñi nga xam ne ñoo di acteurs politiques yi ñu daal di calmer nag jeu bi te donte ñoom la ñu wax ñoom askan wi ñu jox leen programme day gën lool que ñuy tàbbi ci xeetu violence Tidiane Diallo xëy na seeti leen. seen violence yi ñu gis ci week-end bi ci campagne électorale bi citoyen yu bëri ñu ngi koy dénoncer. bon li ñu jot a gis daal. bon dalaguñ suñu xel quoi. ci wàllu jàppante yi parce que gis nañ ne bëri na ay jàppante trop te loolu warul am quoi. pour gu nekk ni muy doxee loolu mooy répercuté aussi temps bi instant yi Macky Sall moom ak ñu mu àndal la ñu bëgg affaire violence ñoom ñoo ko fi indi Sénégal musul doxee nii li am fii Sénégal c'est la première fois ñu gis ko mu am Sénégal fii nii. waaw violence bi il faut ñu wàññi ko pour mu wàññee ko mooy dañu xool ci jeunes yi ñu bàyyi nit ñi ñuy sacrifier di leen fay ay 10 000 ay 5 000 di leen xeexloo di leen coowloo 10 000 francs bu la ci reyee say mbokk sonn. ñii moom ñu ngi xaar ci coalition yi ñu présenté leen programme ndax dund bi métti na lool ci ñoom. élection maanaam programme la da nga war a présenter sa programme nit ñi xool sa programme mu doy leen ñu voteel la. man pas programme pas xeex damay xool nga xam ne moo dal sama xel ak li muy wax dal sama xel ma dem voteel ko. yow programme daal da nga koo teg fële. waaw programme. lu dal sama xel rek laay def parce que on est tous pareils man pour man. kenn doyuma ci quoi franchement. ñii moom ñu ngi woo leader politique yi nañu woo seen militant ak sympathisants yi ci jàmm ndax lépp ci jàmm lañ ko mun a def. Fatou Ndiaye ndax violence yi ci campagne électorale soxla législative bi xaaran nga ko. waaw bon parce que am na loo xamante ne moom moo ko jiitu aussi bi ñu gisee local yi coono bi nga xam ne CUDIS dajoon na ko ci ba tax na ñi ngi doon wax terewul violence amoon na mais dañu gis ne CUDIS daf ci doxoon liggéey bu am solo malheureusement bii yoon ñu jëm ci élection législative nga xam ne li ko précédé moom moo ëpp violence parce que dañuy wax ne liste bi dina dem liste bi du dem manifestation yu def daanaka lu toll ci ñeent nit ñàkk seen bakkan man xaaroon naa CUDIS jógaat joraat li nga xam ne moom mooy bantu pèlerin moom pour fexe ba ñi nga xam ne mooy coalition yi mu fàttali leen ne charte bi kat mi ngi fi ba tey te charte bi mi ngi fi des pour non violence entre li nga xamante ne moom ngeen séq te askan wi ñoo ko parce que assemblée nationale nag wax ji yëpp mooy dañu leen a jox kaddu ak baatu askan wi pour ngeen teewal leen fa mais boo dee cette assemblée nationale li mu jural Sénégal boobu ak léegi bariwut njariñ daanaka ak législature bu mujj bi nga xam ne ci la ñu génn boo dee cette juróomi proposition de loi képp la ñu am boo xamante ne jóge na ci ñi nga xam ne ñoom ñooy député yi bokkul ak la nga xam ne dañu ko fay yóbbu ci ay loi yoo xamante ne état moo ko fay yóbbu te bu ko fay yóbboo gis nañu ni muy demee député yoo xam ne dañuy jóg tàllal seen loxo ne député Macky Sall la député boo xam ne dafay jóg ne député maa ngi bokk ci parti démocratique bu Sénégal bu ñuy indee ñee gas bu ñuy gasee ñee suul sans pour autant dana ci seppi benn ak benn yoo xamante ne ay député loo xamante ne représenté nañu ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi dignement foofu ci pencum ndaw réew bu Sénégal donc man assemblée nationale bi nga xamante ne def nañu élection yi ni ñu ko defee nii dafa sax ko jarul woon ci période bi ñu nekk nii c'est vrai que dañu jëm élection présidentielle 2024 dafa jege am na ñu ko jàppee primaire ni ñu ko jàppee woon élection locale yi mais dafa am fu askan wi doon xaar li nga xam ne mooy les coalitions muy ñu présenter ñi nga xamante ne ñoom ñooy askan wi ay programme
gis nañu contrat de législature bu coalition Aar Sénégal. maa ngi dégg ñuy wax sax naan contrat de législature du programme de législature parce que pour nga def contrat de législature faaw nga am majorité. alors que Aar Sénégal d'après certaines informations am bokk nekkuñu fépp fi nga xamante ne daanaka ci li nga xam ne moom mooy Sénégal. mais Yewwi Askan Wi amul programme Mouhamed. Benno Bokk Yaakaar amul bilan de législature. parce que tey coalition Benno Bokk Yaakaar li ñu waroon def tey. mooy présenter askan wi bilan de législature maanaam ñun dañu fee toog juróomi at am majorité indil nañu leen lii def nañu lii moo ci des bu ñu ñëwee daañu dolli lii mais campagne bi ñuy def xam nga campagne lan la campagne pour les réalisations du président de la République Macky Sall. fu ñu dem bu ñu toogee sur les plateaux de télévision li ñuy wax moom mooy Macky Sall def na fi dina leen defal alors que le président de la République Macky Sall l'Assemblée nationale concerné wu ko photom soxla wuñu ko fa turam soxla wuñu ko fa moom campagne yi nga xamante ne mi ngi koy def di dem ay inauguré di ko déguisé askan wi soxla wuñu ko askan wi xam ne dañu soxla muy Benno muy Yewwi muy coalition Natangué muy coalition Aar Sénégal muy les serviteurs dañu soxla ñoo xam ne dañuy présenter les Sénégalais un programme boo xamante ne Sénégalais dañu mën def le bon choix mais pas ñu nekk di daje di xeex di dóorante ñu yóbbu ñenn ñi di leen faji wala ñuy nekk naan ñenn ñi am nañu ay gaañu-gaañu je pense que le Sénégal mérité wul loolu rawatina en 2022 bi nga xam ne quand même am nañu des personnes très averties qui quand même votent utilement